wut siwul dara ci place publique bi. non corona yàq na ko. laaj ko balaa heure bee dem. d'accord léegi monsieur le maire am na sa jot nga sax brosser xëy na sama première inquiétude c'est par rapport ak école yi naam. am na ay jéego yu ñu def mais xam nañ ni tey jii Sénégal bu dul Médina tamit di yeneen gox yu bari yu nga xamante ni tey ñu ngi war a dem xale yi ci ubbite école progressivement ndax ñu ngi xalaat xale yi nga xamante ne ñoo war a def examen tey période bi ñuy ubbi xam nañ ni daanaka ci la nawet bi ak yooyu di war a dugg est-ce que réellement école yi Médina ak feneen surtout nag Médina naam def yaa ngi koy wax sànq def nga ay jéego pour defaraat yenn écoles yi ak yooyu mais du pomper bi rek désinfecter rek. du toilette yi rek est-ce que classe yeeg yëpp nekk na ci norme yu war a mën a tax non seulement nawet bi du empêcher ubbite école xale yi waaye itamit xale yi dinañ mën a nekk ci yenn conditions sachant que école publique yi par exemple on se retrouve avec des classes de plus de 80 élèves ñooñu tey est-ce que jàpp nga ni est-ce que yéen taxaw ngeen taxawaay bi war pour waxtaan ci ak enseignants yi peut-être le corps professoral pour ñu mën a ñëwaat un peu ci li nga xamante ni moom mooy nekkinu xale yi bu ñuy ubbiwaat loolu benn laaj la boo mënee retenir ñaareeli laaj bi bokk na ci j'ai l'impression que ñi nekk Médina te soxla mairie bi da nga leen sous-estimer da nga xaw a mel ni ku beewu nag monsieur le maire ci booy wax ci Médina yow fi mu ne jàpp nga ni ku fa taxaw rek samp nga sa nënd et que gagné nga ko ba pare te demaguñu ci ay élections loolu itamit seetlu la bu ma def boo xamante ni bëggoon naa nga taxaw ci dinaa ñëwaat xëj na ci beneen mais bal ci premier lot bi dañuy wax sa diggante ak Khalifa Ababacar Sall mais man damay dem un peu plus loin bëgg naa quand même ñu xam sa diggante ak le défunt maire Birame Sassoum Sy parce que xam naa ni bokkoon nga xëj na ci ay collaborateurs am limite bokk ci famille am mais duñ la gis torop nga tudd ko ci sa ay mbir yu bari wala nga am benn kii ak njabootam lan mooy seen relation fi ngeen toll ni tembe yow ak waa këram bien sûr vu qu'il n'est plus. waaw pour sa question bu njëkk bi école yi am na école yoo xam ni vraiment ci nawet bi mën nañ faa jàng mais bu ñu waxantee dëgg am na ñaari école yoo xam ni am naa ci tiitaange muy Alassane Ndiaye Alou ak école Mour Diop ndaxte patrimoine classé UNESCO la bi ñu ko classé boobu ba léegi maa ngi demandé ñu déclassé ko pour ñu defar ko ndax dem nañu ba dal yi ci boppam day daanu ci kaw xale yi léeg-léeg moo am indi problème foofu moom damay ragal à tout moment jéyee mën naa am boo dégloo ci samay demande toujours dama ko ciy wax même bi ma premier ministre Diallo Sèye Médina yaa ngi dégg ma naan ko dimbali ñu ci Alassane Ndiaye Alou ak Mour Diop ak marché Tilène ndax ñetti yooyu dafay sama problème ndax jamono ju nekk mën naa daanu kon yeneen écoles yi jaaxaluñ ma defar nañ leen mais ñaari écoles yooyu mënoo ko defar ndax patrimoine classé la dafa am fu ñu ci yem ñaari écoles yooyu tiital na ma te tamit école bu ubbi bi dina ma jaaxal parce que su ma déggee ñu naan classe d'examen yi mais bu dee ñu def examen jàll nañu bu ñu jàllee fu ñu jëm ña fa nekkoon bu ñu jàllul fu ñu dugg moo tax bu ñu wax waxi classe d'examen kese daf may jaaxal parce que ki réussir examen bu dee fa mu jëm ka fa nekkoon bougé wu fa day xat-xatloo soit ñëpp demandoo wala ñëpp taxaw te yaakaar naa ne Sénégal est-ce que pare nañ ci njàngum nawet parce que dina ma jaaxal parce que bu ñu nee élection sax dañ koy calculer naan dañuy dàq pour élection ba ñu nekk nawet te élection benn jour la est-ce que kon ak taw yi am pare nañu pour xale yi Sénégal mooy dëkk boo xam ni bu ngelawee sax ñun duñu liggéeyi bu wisee sax ñun day taw duñu liggéeyi est-ce que pare nañu ndax loolu man je pense que lu ñu war a seetaan la. deuxième question bi nga ni dama wóolu sama bopp ëpp ba ëpp mbër moom maa ngi koy xeeb buy bëre ji di gis jëlam góor da ngay doon góor di saf góor waaye lu jóg nga tiit safatoo góor fi ñu jëm nag xeexum góor la te ku fa taxaw maa ngi sa kaw kon kooku duma jox wax ju bari famille Birame Sassoum Sy Birame Sassoum Sy de nit ku baax la nit ku baax ku ma xam la bi muy dugg ci parti socialiste de fii la ñu fekk ndax man nee naa def naa plus de 30 ans de parti Ahmed Diène dénk ñu ko ñu jàppale ko tamit campagne mu ñun ñëpp xañ ko suñu bopp jiital ko mu delloo ñu ko tamit ci anam yu rafet mooy nit ku sonn ci ñun dafa am ñu foog ñu nag moom ñun ñoo gañe jox ko mairie bi parce que jamono jooju wax dëgg yàlla liste bi nga xam ni moom la ñu nekkoon moo nekkoon meilleur profil doomu Médina la papaam Amadou Sy nekkoon nit ku baax ku Médina xam nekkoon sax adjoint au maire bu Dakar maamam Birame Sassoum Sy bi ñu ko tuddee depuis koko nekkoon interprète ci lébu yi donc Birame Sassoum nitu nee na ngi noonu c'est-à-dire coowal politique
ak xëy na ay doomam yu bokk ci beneen parti di wax ay yenn wax yi te man ma ni ku ànd ak man luñ la mënti wax bu jógee ci famille boobu bu leen tontu dañu xool jëmm ji ndax nit gënu ko yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana fay ko li mu sonn ci nit ñi ku sonn ci nit ñi la te jàpp naa ni tey sama taxawaay ci Médina am na lu bari lu mu ci def ndaxte bi mu nekkee maire vraiment jàppale na adjoint yëpp ba ku ne am taxawaay boo mën a ràññeetlu ko wante nag politique moo tëradi parce que xëy nañu man ak ay doomam bokkuñu fu ñuy militer te tamit boo nee politique ku nekk défendre camp ba nga nekk mais comme que am na wax yu am te bëgguma cee tontu moo tax duma ci sori mais li may ñaan mooy nit ki moom te génn àdduna nit gënu ko nit ku baax la nit gënu ko am na doomam yu may waxal nag am na soxnaam bu may waxal du ma ni parce que ku nekk ak sa bàmmeel wante am na foo xam ne comme que ay waxu politique da cee dugg am na fu ma ci yem parce que Birame Sassou mérité wul ñu wax ci deram lu bon parce que xamul lu bon. deuxième question bi je pense que tontu na. waaw tontu na ci 3 yëpp. nañu dem dinañ ñëwaat. voilà ñaatam. waaw man déjà dama koy féliciter parce que dafa am loo xamante ni daf ko def ma fekki ko mu nekk soirée boo xamante ni laago yi ñoo ko xewle woon fële ci Grand Théâtre ñu waxoon ko kilifa yu bëri ñëwuñu moom moo fa nekkoon à la demande générale ñu xool ni nit ñi bëriwuñu mënuñu woon a sax fay salle bi mu daal di jóg taal otoom daal di dem Médina ñëw indi ay millions ñëw ni maa ci def lii moom ak ña fa nekkoon donc xol mooy joxe te action boobu bi mu ko defee ba léegi tey laa am occasion pour féliciter ko mais également emploi yi nga xamante ne créé na ko au niveau de la Médina mu nekk ay jeunes yoo xamante ne nekkoon ci naka sa dul noonu wax na ko léegi mu gindi leen ba tey ñuy fayeeku dematuñu ñëwuñu ñi ngi liggéey mais man damay ñëw ci koo xamante ne yéen a bokk di liggéey junñu nga ko léegi muy Martin Samb def na benn sortie boo xamante ni nee na tey ji même bi Covid 19 bi ñëwee booleetoo maanaam ñi nga xamante ne ñooy say conseiller ci réunion yi nga xamante ne yaa ngi koy def tama yaakaar ni bu feebar amee yaakaar naa ni ñi nga xamante ñoom ngay liggéey même boo neexawul ak ñoom sax war nga leen di mën a xool di leen laaj ci seen xalaat mais nee na moom ci li mu wax nee na say xarit ak ñi nga xamante ni ñooy say àndandoo ñoom kese ñooy fekk réunion yi nga xamante ne da nga koy def jëmale ko ci Covid 19 bi xaw ma nag dëgg la am déet moom lañ la doon laaj. am na wax yu ma dul tontu quoi waxu ko daanu ci sereen lu ma ci tontu. kii dafa neex. xam nga boo bëggee siiw da ngay songu mbër. am na ñoo xam ne du ma leen may buzz. sama grand yu soo ko wax nag. waaw ñu jublu ci beneen question boobu du ma ci may buzz. leneen li ci du question contribution rek la mooy li nga xamante ne def nga ko muy lu baax. ñu fekke ko tey ñu am occasion wax la ne la borom xol rek mooy def lu toll noonu te man dama ko fekke tey laa am occasion féliciter la ci loolu muy ñi nga xamante ne dañuy dund ak laago nekkoon ci jafe-jafe boo xam ne dama ko fekkee nga taal sa oto faj ko léegi nii ñëpp di gis. waaw man li may wax foofu sax loolu man mosuma ko waxtaane mais li may ñaan ñi am doole nañu yërëm ñi amul doole dimbali leen. parce que mbir mi duñ ko yóbbaale fi lañ koy bàyyi. voilà donc merci pour réponse yooyu Madeleine contribution peut-être. maa ngi koy nuyu au passage monsieur le maire xam naa ni tey la yàlla soog a dogal ñu gisante mais ci niñ ko dégloo gis nañ ni nit koo xamante ne ku ànd ak pas-pas la ànd ak abnégation donc nag ñu ngi ko ci encouragé di ko félicité ndax télé moom bu ko ñëpp di seetaan boo ci toogee di ci wax li ngay wax dëgg la te di ko firndeel rek mooy ñu bare félicité nañ ko léegi li ci des nag c'est l'avenir qui va nous édifier mais en tout cas ñu ngi koy encouragé bu baax a baax. macha allah ayca ñu delloo kàddu gi yaw saas Pape Djibril. Pape Djibril laay félicité. di ko ñaanal. macha allah di ko ndokkeel. di ko encouragé bu baax a baax a baax. di ko dolli fesal sunu mbég ci moom. di ko ñaan yàlla la fal ko cat. ndax nit bu jaaree ci yoon woo xam ni ñëpp béggee nañu ko kooku jar na ñaanal. waaw tey ku bëgg réew mi tax laa jóg te Rasulaay moo waxoon ni xubbul watani minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla. boo toogee foo xam ni nag da nga faa toogal sénégalais yëpp di waxal sénégalais yi te def ko te yàlla rek tax. loolu maa ngi lay wax ni nit ñëpp a ngi koy bëggee. loolu Pape Djibril faaw nu wax la ko. yaa ngi koy gis bari nga ay ñu lay woo di la félicité. macha allah yëg nga réew mi ak ñi nekk bitim réew. fii nga teg sa tànk daal. xam naa ne doo fa jóge moom. waaye dañ lay ñaanal yàlla
yàlla ba la fa lenn jóge waaye li nu xam ci yow mooy doo fa jóge te da nga koy wax te yàlla rek tax ak gëm-gëm noo koy ñaanee yàlla bu loolu jóge ci sa